Jafandul tumaya boti la ñaanal iyo yaay xareru doom piki no bin yaay ramatu de kay na wando doom warulu tontu tey nag damay def sama lancement album muy album Esprit qui est un album de 11 titres qui englobe lépp li nga xamante ne rek xel war na ko xalaat c'est un peu prétentieuse quand même de dire que lépp mais man foog naa ne album Esprit réunir na musique yi nga xamante ne jot nañ ko fësal ci àddina donc mu nekk lu ma neex tey fan si quelques fan sama partenaire waa Liska ñëw ak yéen mi nga xamante ne yéenay presse bi donc ñu ñëw fii teew assister li nga xamante ne mooy sama présentation d'abord si D-Média. ok léegi fi ñuy dooree rek mooy nga décortiquer voilà comme ni ma ko waxee c'est un album de 11 titres premier y a Esprit y a Tey mu neex y a Papa y a sama gént bu neex bi nga xamante ne maa ngi ko woy sama yaay y a aussi Number One y a Tu m'as trahi ak bëri na daal voilà donc pour ne pas citer que woy yi ma xamante ne woy naa ko donc na ñëpp xam ne rek album 11 titres la et c'est varié am na mbalax am na coupé décalé am na afrobeat am na raga am na soul am na li nga xamante ne aussi mooy danse hall bi nga xamante ne bëgg naa nit ñi nga découvrir musique yi nga xamante ne jaxase naa ko ci biir woy boobu nga xamante ne maa ngi ko tuddee Tu m'as trahi donc mooy numéro 7 je pense nit ñi bu ñu ko dégloo dinañu xam ne Guigui liggéey na bu baax a baax musicalement et vocalement aussi. waa xam naa loolu moom sax jarul nga koy laaj doom ndax papa ak yaay ku leen delloowul njukkal xaw ma ci àddina kan ngay delloo njukkal parce que tey su ma demee ba toog fii sama yaay ak sama papa ñoo ko waral du ma nekk ci musique di wëy lu nekk te du ma wëy sama papa ak sama yaay li ma ci sabab aussi mooy doom yi nañu jël en considération les parents lu am solo la parce que gëwuma adage boobu di ne léegi njabootu kanaara la yow danga leen di bàyyi ñi jiitu nga topp seen ginnaaw jamais de la vie njaboot foog naa ne waroo démissionner ci njaboot te parents yi li tax ñuy démissionner ci njaboot mooy manque d'éducation yi nga xamante ne jox nañ ko seen doom yi foog naa doom dañ ko war a yar fi ñu ko war a yaree xamal ko les bonnes valeurs foog naa loolu boo ko defee rek doo réer bul wan xale yi ne yaay dañ koy teral papa dañ koy ormal parce que dañuy naan liggéeyu ndey barke baay wëy naa ko pour sama bopp wëy naa ko pour delloo leen njukkal mais aussi wëy naa ko pour yee xale yi nga xamante ne léegi li ñuy wax rek ñoo doon seen kilifa bopp te tant que yaa ngi wax yaay di gëstu naan papa foog naa ne say kilifa mooy ñi nga xamante ne ñoo tax nga dund donc kilifa même bu ñu nekkatul ci àddina sax waroo doon sa kilifa bopp chaque jour boo waree dugg ci lu baax war nga leen xalaat boo nawee def lu bon aussi war nga leen xalaat ba delluwaat ginnaaw. question d'actualité immigration clandestine bi Guigui nga nekk leader d'opinion tey du ñàkk am nga message ci doom yi réew mi nga xamante ni fi mu ne nii désespéré di jël yoonu gaal de façon irrégulière ngir wuute di étudier ngir wuute seen wërsëg. waaw dafa nekk sujet boo xamante ne aussi jiitu na suñu juddu mais je pense qu'il est temps nit ñi toog xamal ne jeunesse soo bëggee tey suba nit di wax ci yow ci lu baax soo bëggee tey nit di roy ci yow day fekk nga doon dara sa réew. je n'en dis du ma kii nu ma tudd sax du ma ne ñi tukki duñu am baat seen réew mais foog naa tey nga toog sa réew liggéey tekkee fi joxe bon exemple ci sa réew foog naa ne loolu boo ko defee di nga pousser jeunesse bi à ce que ñi xam ne toog sa réew tekki am na ñi tukki nag maa ngi leen di ñaanal mais légalement
mais ñi nga xamante ne nag ñu ngi jël bateau yi loolu man mënuma ko sax gëm parfois da ngay gis ay image ci internet bi ñu won la ay corps ma ne lii du ay corps dañuy tiital et pourtant c'est vrai ay nit yoo xamante ne la fii la ñuy jógee mala yeneen réew ci Afrique dem pour jéem a wuti leneen mais ne serait-ce que entrepreneuriat la ñu war a favoriser comme nekk nañ dëkk boo xamante ne da ngay jàng aussi ba am say diplôme te doo mën a liggéey mais entrepreneuriat moom la ñu war a gën a fësal c'est-à-dire boo amee sa 5000 francs wala nga am sa 10 000 francs nga ne ah lii kat dinaa jéem a xool même su ma si jëndee ay manque di ko jaay xale yi sax ndax suba dinaa ci am dara moo gën ngay naan xaaral ma dem Europe wuti ay millions parce que da ngay gis bateau yi c'est pas gratuit ah da ngay fay ay nu mu bon nu mu néew di nga fay ay 1 million jëm ci kaw saa waa ji 1 million loo fi ibbi wax dëgg yàlla benn at ñaari at dina métti mais après dina dox man daal sama frère yi ak sama sœur yi parce que jigéen ñi aussi ñu ngi ciy bokk li ma leen di ñaan rek mooy ñi gëm seen bopp dafa am solo gëm sa bopp gëm sa réew bu ñëpp demee xamu ku fiy des bu ñëpp demee kenn du fi des te bu boobaa nag li ñuy wax berceau de l'humanité Afrique foog naa ne dootu ko nekkati dina suulu dina mujjee nekk tombeau ngeen baal ma ci kàddu bi mais na ñi toog fii gëm seen bopp muy fii muy feneen fépp foo nekk rek mën nga fa tekki. Engagement politique ak le maire Khalifa Ababacar Sall l'ex-maire su fekkee ne dafa am engagement politique boobu ci côté Khalifa Ababacar Sall est-ce que mu indi ay gàllankoor ci carrière bi parce que lii actuellement lu national la par contre lu international la est-ce que boobaa dina yellu ci moom appartenance politique. xam nga nit ñi dañuy jaawatle conviction ak engagement. Donc man par conviction ak par amour ak kóllëre moo tax ma nekk ak sama papa Khalifa Ababacar Sall dama juddu fekk samay waajur di ko jàppale man du ma juddu nag déggal samay waajur sànq dégg ngeen li ma wax ci plateau bi suñu ma nee xoolal gauche ma xool gauche suñu ma nee xoolal droite ma xool droite ñi gis Khalifa jiital ko man may ñëw di aw ci kaw man may aw ci suuf ça je ne le ferai jamais mais c'est pas un engagement politique c'est par conviction c'est par reconnaissance et c'est par fidélité loyauté moo tax bañ na ko duma ne sax Khalifa papa laa koy woowee donc waxu politique moom vraiment man bokkuma ci je suis apolitique. mooy ñu comprendre rek mooy ñu comprendre parce que yow yaa ngi may naan engagement alors que kenn mësuma gis ma taxaw di revendiquer que ça soit man papa Khalifa rek laay wax je ne parle même pas du PS mala leneen non. sa xeex ci wàllu cancer. gis nañu jamono yële ci ginnaaw am na ay artistes yu mag yoo xam ne may nañ leen fi ay may bu njëkk Soumboulou 5 millions mbaa ci 10 millions gi taxaw ne góor bi may bëgg tey pour ma nangu kooku rek moo la jox may bu njëkk 350 millions. te su ma ko joxee 600 millions 600 millions. ou plus suñu radiothérapie laa ko bëgg jëlee pour dimbali ñi nga xamante ne que ñu ngi loolu ci jàngoro boobu tey bu la góor joxoon 600 millions di ko jël. waaw yow ba da ngaa yow 600 millions yow. dama dëkk grand bi la soxla. teel naa waaw de voilà donc pour répondre à votre question loolu nag lu dëggu la ci man du ay faux de vraiment du ay faux te foog naa ne comme ni ma ko waxee jigéen dara jomm ko parce que gis nañu góor bu teral façon jigéen bu nekk donc jigéen dara jomm ko rawatina nag mu nekk combat boo xamante ne combat bu noble la cancer du sein yéen mi fi taxaw yépp bu laalul ku leen jege laal na koo leen xam koo xamante ne tey leer na ni kii cancer du sein soit yóbbu na ko mala mi ngi koy dund salle bi sànq dama bañoon a wax mais am na ñu bëri ñu fi toog ñoo xamante ne seen jabar yi cancer du sein la ñu am mu nekk feebar bu métti man mi may liggéey ak waa LISCA muy sama yaay la présidente nekk femme bu engagée femme bu digne femme bi nga xamante ne delluwul ginnaaw benn yoon ci moom laay roy ci moom laay xool parce que cancer nekk na feebar boo xamante ne dañ ko naka laa koy wax du néewal doole sax mais dañ koy ruus sax fësal dañuy gis ku am cancer da koy nëbb alors il est temps des artistes comme nous
taxaw revendiquer li nga xamante ne mooy feebar bi pour ñi nga xamante ne buñ ko amee duñu ragal fësal ko pour teel a faju parce que nëbb bi yëpp mooy indi après les cas de décès booy xool France muy États-Unis am na benn richissime femme d'affaires boo xamante ne bi mu taxawee fësal ne ma dama am cancer du sein seen jigéen yëpp am fit ne ah comme diw moo am cancer du sein taxaw fii wax ko comme man ko waruma am lu may ruus seen jigéen yëpp jóg dem dépisté wu ba booy xool léegi taux de mortalité États-Unis cancer du sein doo ci dégg ci li nga xamante ne déggoon nga ko des années avant parce que famille dañuy teel a dépisté wu teel a xam li nga xamante ne mooy seen feebar donc man sama yéene mooy radiothérapie ma am ko jëndal ko sama bopp nag dafa neex foog naa ne nag sama jëkkër su ma ko jëndalee bu ko indee may bu njëkk ma yóbbul ko sama maman laa koy yóbbu rek ñu xool ban dëkk la ñu mën a amee rajo bi rek jënd ko. mais li ci nguur gi waroon def ak nga ñu ko ci def baal naa xaar li ci nguur gi waroon def est-ce que mu ko ci def sa gis-gis. sama gis-gis non parce que mënuñu chaque fois ñiy def xam nga man su ma demee ba koy ñaan sama futur jëkkër ba gaa yëpp di daw donc ça veut dire que ne li ñu waroon def defuñu ko man sama combat mooy képp ku amee cancer du sein ordonnance sax doo ko jënd ma loolu mooy sama combat. Exactement non mën naa sax bañ a tontu ci question parce que tontu nga ci mooy maturité bi rek mooy màgg bi ak tam li ñuy wax ne rek xaar day weesu moo tey donc bien vrai que musique lu mu laaj peut-être mën naa génneewaat leneen génnee lu sexy parce que il ne faut jamais dire jamais mais lu nekk ak temps wam ak lu nekk ak communication bi nga bëgg a véhiculer nekk nañu dëkk boo xamante ne aussi pour percer fi dafa xaw a métti il faut que yenn flash yi boo xamante ne ça va tiquer à l'œil pour ku def nii defaat nii loolu moo waraloon rek Guigui bu njëkk ba mais léegi nag dama bëgg nit ñi découvrir ma musicalement te aussi da ngay dem di dajeek ay yeneen nit di déglu conseil nga xam ne aussi tamit bien vrai que man lépp loo xamante ne sol naa ko man la mës naa ko wax man la mës naa ko def ça rentre dans le cadre de la musique de l'artiste moo taxoon ma koy def mais bu ma génnee ci musique beneen Guigui la nit ñi di gis voilà donc raison pour laquelle léegi ma gën a xoolaat affaire plainte bi ñëwagul sa patron dem na wuyu de salaam wuyu ji na de salaam yow waxoo sa gaay de dem nga wuyu ji dikk dem na wuyu ji de jafandul tuma yaboti la ñaanal iyo yaay xareru